asalaamaaleykum mbokki internautes di ñuy teewlu sur Seneweb TV seneweb.com dal leen nag jàmm encore une fois fi seen plateforme yi nga xam ne da leen di bëggee saa su ne gis ngeen saa yi ñu fi toogee rek dalal ñi nga xam ni da ngeen leen di gis bëgg leen loolu tamit ñuy def liggéey yu am solo des fois nag ñu doxañu seen rukk bañ a wax waaye nag Zeyna moo leen di génne ci rukk yi ngir nag ñu waxtaan ak yéen ndax nag jamono ji soxla nañu seen xalaat soxla nañu seen xel ak ci li ñuy yëngatu jamono ji tey ki ma ci dalal kenn la koo xamante ni mu ngi yëngatu ci li ñu tuddee presse en ligne ñu tuddee site internet li ñu tuddee chaîne YouTube li ñu tuddee li nga xam ne moo yëngatu ci wàllum réseau yi muy Babs borom Diaspora 221 Babs le PDG. Zeyna Bamba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar. di nuyu directeur bu borom kër gi muy Salam sama xarit. Salam Fall Abdou Salam Fall. di nuyu bépp personne nekk. Seneweb di nuyu personnellement yow sama xarit. mu mel ni jamono yi dañoo gis sax sa site bi da ngaa changé tur bi sa site bi. ñu gis des fois tur yi changé des fois lan moo waral loolu nan ngeen di liggéey yéen ci seen biir. non dañoo nekk dañoo nekk en chantier rek. xam nga liggéey bu nekk aussi souvent dafa laaj. stand by defaraat. moo waral jamono yi nga stand by. exactement. waaw loolu dong la mais ñu ngi si ay plateau. ñu ngi préparé ay plateau yu am solo. muy mel ni Babs Diaspora ak liggéeyam saa su ne scoop yu bari ci wàllum people da koy fësal. en général fan ngay jëlee say information. bon wàllu people moom yàlla moom dañ koo bëgg xam nga nit ki lépp looy def d'abord. na nga ko bëgg en fait. donc wàllu people moom dañ koo bëgg d'abord. avant tout est-ce que bi nag bon comme ñëpp ñu ngi koy jotee man mais dafa mel ni exclusivité yu bari da nga koy jot. waaw mais loolu peut-être yàlla rek. xam nga peut-être connexion bi la rek. mais l'essentiel que moom. métier bu ñuy def dañ ko bëgg d'abord. avant tout. mu nekk moom lépp loo bëgg rek da nga ciy réussir en fait. mën nañu wax depuis combien d'années nga tàmbalee di yëngatu ci presse en ligne. bon ça fait 6 ans ça fait 6 ans. ça fait 6 ans. mu mel ni souvent information yu ci gën a bari yi nga xam ne dañu koy jot presse en ligne bi les gens se demandent nan la ñuy def ba am ko mais des fois. damay gis ni ñi gën a jege célébrités yi ñooy balancer information bi yan conseil ngay jox yenn célébrités yi nga xam ni des fois bu ñu xamanteeg Zeyna tey étaler ko seen vie fu ñu dem yóbbu ko ban conseil nga leen di jox. bon xam nga exemple célébrités yi. ak journalistes people yi. mun naa ne ñoo bokk yow tey artiste Sénégal yëpp say xarit lañ. mu jëlee ko ci kaw ba suuf man aussi pareil. donc souvent jege bi moo tax ngay am ci ñoom yenn information mais du ngay am ci ñoom ñëpp nga mun a teg ci table bi. nga mun a exposer ci média bi non souvent am na yoo xam ne yow xam nga ci dara. da nga koy am comme information mais da ngay préférer teg sa tànk parce que soo ko génnee. lan moo koy waral xaritoo bi nga xaritoog nit ki la parce que des fois dañuy gis ñu yëngatu ci presse en ligne mës naa fi invité kenn sax mu wax lu demee noonu que des fois nga xaritoog Zeyna ba du la may. nga yor yenn yi nga mën koo génne mën koo fësal par contre mën nga ko am ci keneen ki fësal ko est-ce que maanaam équitabilité boobu dina am ci xaritoo bon loolu ci lépp la am. xaritoo moom ci domaine bu nekk catégorie boo jël. am nga fay xarit yoo xam ne peut-être mooy loolu mais ci wàllu kii maanaam information. côté lu ñuy liggéey muy people xaritoo da ciy am mais aussi am na yoo xam ne foog nga xool ci sa diggante ak suñu borom. ak aussi. maanaam vie bu muy maanaam non soo génnee information bi maanaam lu mu mën a indi. ci ay détails ay gàllankoor en fait. donc tu préfères que da nga koy vérifier. mu jàll nekk ci leneen. donc du lépp lañ mën a génne. yow xam nga bu baax li may wax du information yëpp nga mën a. man xaw ma dara de. yaa ma gën a xaw de information ngay jot yëpp da nga koy génne. man waaw. yëpp yi ma am dama koy génne. kon bu dee bu ma jotee benn ci Babs sax maa ko njëkk a génne par nag woo Babs ne la génne naa ko de. kon man moom personnellement liggéeyu noonu. je préfère que am na loo xam ne. ma sàmm sutura doomu aadama yi. parce que loolu aussi maanaam da nga koy xoolee sa bopp. tey lépp loo xam ne man maa ngi koy dund. est-ce que suñ ko exposé woon ci mbedd dina ma neex. non mais am na yoo xam ne nag dañ koy kii donte nag information ci ñun la gën a yomb ko télévision yi. ki rajo yi parce que suma téléphone portable moo ma gën a yomb sama télécommande. surtout mu mel ni sax Babs Diaspora tur bi la ñu gën a miin que jëmm ji. mu mel ni jamono ji boo nee Babs Diaspora ñëpp xam nañ ko mais amaana sax da ngay romb ay nit yu lay dégg te duñu la reconnaître
lan moo waral nga dëxuñu woon si sa ruq bañ a feeñ bañ a génn ba je pense que sa mariage bi nga mujjee am ni ci la nit ñi door a xam kan mooy Babs Diaspora. en fait man dama mus am benn philosophie. mooy que mënuma defar star. ba pare nekk star. c'est impossible. mënuma defar star ba pare man tamit damay incarner star. man je préfère être dans l'ombre. D'accord. et puis ñun ay taalibe lañ. Serigne Sakho defar na lu bari. man je préfère que nekk taalibe. moo ma gënal may exposé ci biir. donc nag bon nit yi suma image yi ndaw yu ñu jot am sax comme yaa ngi koy wax léegi suma mariage ak peut-être ak suma ànd ak Moguette. loolu moo tax sax nit yi commencé di gis Babs mais man je préfère. dans l'ombre. moo ma gënal may exposé wu. d'accord te nit ku nekk am na secret man je préfère yaakaar naa loolu mooy suma secret. loolu mooy sa secret muy mel ni sax dugg nga ci léegi mooy sa diggante ak Moguette parce que amaana tout au début nit ñi xamuñu woon relation yi ngeen amoon wala it xamuñu woon ki nekk derrière Moguette di ko taxawal di ko fësal di ko promouvoir ci naka noonu sax ci après ci la coow yu bare ba ñëpp naan Babs Diaspora Moguette Babs Diaspora Moguette lan moo indi seen problème tout au fond des problèmes ak yow ak Moguette nan ngeen xamante ak lan moo indi woon relation boobu. non Moguette c'est un ami. boo xam ne exemple comme nu ma. xam nga c'était ton ami. non ba léegi. moom sama xarit la sama nit la ba léegi parce que tey mënuma wax ne Zéna sama xarit la. ginnaaw soo ma ne ko Zéna dafa bon. su comme ex nit yi duñu ma poser question. moo suñu xarit mu ngi Griff Sougou. moo mettre rapport ak moom. muy suma xarit bu baax nekk Atlanta. moo ñu mettre rapport. ñu xamante ci benn événement bu doon programme Wally Seck. le 5 bi. le 4 avril. le 4 avril bi passé finalement Covid bi moo tax ñu annulé ko. suñu relation foofu la juddoo. donc ñu def lu bari mais xam nga ñaar ñi ànd ñoom ñooy am erreur. ñoom ñooy jubóowaat. parce que c'est normal àdduna la quoi. mais kon jamono ji mën nañu wax ni problème yi ci amoon yëpp jubóo am na ci. moo suma nit la ba léegi. ba léegi nii yéen a ngi déggante. absolument. depuis quand ngeen gëj a déggante. non barke de rek déggante. est-ce que tey proposé waat na la nga ñëwaat ci wetam wala nga ñëwaat ci staffam ngir jàppale ko. moom man musuma nekk ci staffam. musoo nekk ci staffam. mus naa nekk ci wetam nag. mais musuma nekk ci staffam. lan mooy différence bi. parce que xam nga su fekkee ne contrat moo ñu lié woon man ak moom. je peux dire que. maa ngi woon ci staffam. wala leneen bon yàlla moo boole woon ñaari nit. peut-être suñu vidéo yi aussi mu neex doomu aadama yi. maanaam ñu mu jàppale ma ci benn point man aussi ma ko jàppale ci benn point. après mooy loolu donc tey suñu waree léegi man actuellement nekkuma Amérique. d'accord là je parle maa ngi Sénégal. waaw mais mën nga nekk Sénégal di liggéey ak moom à distance à moins que yéen ñaar ñëpp ngeen bëgg ko. parce que gis naa ne yow moo gisoo mu defagum benn activité. su defee benn activité mu war a taxawal j'espère bien que. su ma soxlaa dina ma revenir. même su ma revenir man ma war see jàpp. defar na ma loo xam ne war naa si mën a jàpp. maanaam même su la ko santul. absolument seex nañ moo tey man xam nga kenn du xaw ma fàq jëf. baaxul. man moo lu ñu seex man ak moom actuellement. romb na que mar koo jàppale ma ignoré ko wala moom war maa jàppale tey ñaan ma ko yàlla su dëggoon Babs mu ngi lale hôpital wala mu ngi ci leneen ak leneen gëm naa ne des moo si jiitu kon man aussi su ma ci gisee loo xam ne mu ngi ci su ma si woo sax dama koy fekk da nga koy fekk si absolument. est-ce que tey mën nañ attendre à un moment donné tey ni nga wax ni nekkoon ci staffam mais yaa ngi woon ci wetam ñu xaar Babs Diaspora mu dellu États-Unis nekk ci wetu Moguette mën nañ ko xaar tey xam nga moom ngi état boo xam ne fu mu dëkk Vegas la tey man su ma waree dem Vegas même su fekkoon ne sax dañoo xuloo woon bu dóorante su ma demee këram lay dal. parce que dunduñu loo xam ne aussi. est-ce que moom am na reconnaissance parce que quoi qu'on puisse dire yaa ngi wax tey yow Moguette defal na lu bari. mais yow it defal nga ko lu bari parce que tey sénégalais bu ñu xamee Moguette c'est grâce à toi est-ce que moom reconnaissance bu mu waroon am à ton égard am na ko. bon loolu moom personnellement da ngay xaar bu am sens nga toog waxtaan ak moom peut-être moom dina la wax xam nga mënuma wax. lu nekk ci moom. loolu su bari pexe la bokk. li ma mënta wax mooy que man jox naa ko cër. tey exemple yaa ngi ne événement wala forever lu mu mënta am ci loo xam ne war nañ ci taxaw man personnellement naa ci taxaw. donc moom que mu sant la ko que mu ñàkk la ko sant. bañ ma ko sant parce que moo am na fu mu ko yóbbu moom aussi am na fu mu ma yóbbu. parce que nit aussi bul kii da ngay wax dëgg. donc
mën naa ko tuddee 6 et 9. 6 et 9. waaw. Selon toi lan mooy problème mu Sénégalais yi nekk États-Unis parce que tey je pense que tendance bi am biir États-Unis ci Sénégalais yi fa nekk duñu ko gis Europe duñu ko gis Paris duñu ko gis Italie duñu ko gis fenn mais ci Sénégalais yi nekk États-Unis rek la ñu gis am Griff Sougou tey ñu ne Mo Gates ginnaaw suba ñu ne Sankara ginnaaw suba ñu ne Boucher Ketchup te ngeen waroon boole tey ñoom seen force yi ngir tey représenter fa Sénégal selon toi yow mi leen mësa liggéey ak ñoom nekk seen biir lan mooy problème bi le fond du problème. bon xam nga tey da nga tudd 4 personnes yu différentes. bon mun naa ne kenn ku nekk lu muy def bokkut ak moroom lu muy def. su ma juumul Griff Sougou homme d'affaires la commerçant la Atlanta. Mo Gates homme d'affaires moom mun naa ko tuddee sax homme d'affaires aussi mais bokkuñ sax état bu ñuy dund. Las Vegas. mu ngi Vegas kii mu ngi Atlanta sori nañ trop. Sankara Mbaye snapper la. Boucher aussi pareil snapper la. mais Griff gëm naa ne lu tax moo yaa ngi koy wax dañoo am problème man gëm naa ne amuñ problème parce que récemment maa ngi leen di gis benn événement Atlanta. ñu nekk benn. waaw mais événement boobu defante lañ fa doon def nag. non li ma gis. man waaw li ma xam nga nekk moom sur place. mais gis naa ne. Griff Sougou su ma jug moom moo décoré Mo Gates. kon ñu ngi si jàmm ñoom ñaar. waaw comprendre nga. Ketchup premier jour bu ñuy ànd. man Mo Gates Ketchup Sankara Mbaye Xaadim Aan ku ñuy tuddee xaalikit bàcc gumbala xaa jaxumpa ñu ñoo àndoon suñ première sortie ñoo ko defandoo Miami. comprendre nga bi ngeen nekkee ci bateau bi exactement ñoo ko àndoon Miami donc Ketchup aussi mun naa ne moom vision jàpp na ne moom Mo Gates mënuñu ànd. am na ci 3. wala vision maanaam bëgg-bëgg maanaam moom bëgg-bëggam ak gis-gis Mo Gates bokkuñ. mu toog si lu xam. donc jàppee moo ko dara. Sankara Mbaye moo Mo Gates ba léegi ay xarit lañ. ñu ngi liggéey ba léegi. Ketchup ak Sankara Mbaye amuñ benn problème. man nag ñoom ñëpp ñu ngi si tudd amu ma ci kenn problème. ku ma ci war a woo dama lay woo ku ma ci war a message dama lay message. ku mu ci war a liggéey aussi dama lay liggéey. da ngay liggéey ak moom d'accord mu nekk lu leer am na solo ci li jot a xew ci si ginnaaw et c'est normal bu ñu la invité fii ñu def ci benn récapitulation. ginnaaw loolu dañ doon gis Mo Gates di ànd ak Awa Baldé. Babs Diaspora di ànd ak Awa Baldé mën nañu wax ni sax tey bu Awa Baldé xamee Mo Gates c'est grâce à Babs Diaspora. mais jamono ji mu mel ni seen diggante neexul lan moo waral. Awa Baldé dem rek dëggante nañ. yow ak Awa Baldé. yow daal kon yow ñëpp déggante nga ak ñoom démb amoo kenn problème. non parce que amuñu problème. pourquoi les gens disent que. attends même su fekkee ne amoon nañ problème. xam nga problème ci àdduna. amoon ngeen problème. non même su fekkee ne. waaw mais amoon ngeen problème. wala absolument amoon ngeen problème. mais problème moom. et le fond du problème c'était quoi. non loolu moom franchement. tu préfères ñu ngi passer ci jàmm. Awa Baldé dëggante nañ dëmb. yàlla xam na ko yàlla rek moo ma ci barke Seydina Mohamed. bu ñuy inventé dëggante nañ dëmb. donc amuñu benn problème donc. amoon ngeen problème jubóo ngeen. même suñu amoon problème c'est normal parce que ay doomi aadama lañ. lu woykat bi wax da ngay gaañu yëg ko nga mer sentir ko. waaw mais nit mën na am problème seen biir te kenn du ko yëg mais problème bi bu demee ba génn ci biti c'est ça ça veut dire que c'est sérieux. mais Zeyna. xam nga am na ñoo xam ne tey suñu amoon problème ci mbedd. kenn du ko lijjanti mais ñun dañoo nekk devant la scène. donc suñu amee problème média bi jot si. coole kii c'est normal. donc loolu kese la mais problème bu mu mënta nekk waxtaan nañ ko bon man personnellement man bëgguma man loolu la ma yàlla bindee. su ma nit meree sax damay gêné. d'accord man je suis comme ça donc man maa ngi suma ruq et puis suma ruq laa nekkoon di liggéey donc jusqu'à présent ñu ngi ci ruq boobu. les gens disent que ni c'est Awa Baldé moo la mettre en mal ak Mo Gates moo la sax écarté ci wetu Mo Gates moom it raison pour laquelle jamono ji nekkul ca wetu Mo Gates. man loolu personnellement. moo ci du ma ne am parce que moo tax loolu. Awa Baldé deful communication. lu muy liggéey ak man lu may liggéey bokk. te man personnellement Awa Baldé gisuma lan moo tax kon mu war maa mun a mettre en mal ak Mo Gates. bon loolu moom man personnellement. kenn ku nekk waaw gëwuma ko waaw donc nag seytaane moom Zeyna day man personnellement liggéeyuma ak Mo Gates. laa fu may wax ak yow nii. su ma gisee nag mu def dara moo see jàpp dama si jàpp. mais maa ngi suma yoon yow xam nga ne carrément que man maa ngi suma yoon. maa ngi sumay business maa ngi suma liggéey boobu. donc loolu moo kii mais Awa Baldé maanaam gisuma ko en fait. fu may mettre mal xam nga su fekkonte dafa ñëwoon nag Babs nii suba mu dem ci Mo Gates nii
la chose mais gisuma fu moom maître Mawla moo mais dañ doon gis saa su ne Babs da doon dugal ay vidéo ak photo Awa Baldé ci sitam jamono yi gis nañu dugaluñ ko est-ce que tey même bu fekkee juboo gi ngeen juboo sax demeewul noonu c'est vrai que neexoo ngeen mais demeewul noonu ci côté yow ni nga ko doon jàppale ci communication da nga wax lu am solo da nga doon gis ñuy ànd di dugal vidéo di def nu nekk mais dañ doon ànd nekkoon Amérique mais Awa Baldé récemment la jógee Paris man aussi récemment laa jógee Amérique donc Dakar amaguñu sens sax mu ngi fii d'après lu ma kii mais amaguñu sens sax gisee donc suñu nekkee ensemble dañuy photo dañuy vidéo dañu koy dugal ensemble d'accord waaw Awa moom en grosso modo sama jigéen la suñu xarit la suñu sœur la suñu lépp la donc moom moom nag man mënu ma ci sori parce que mais gëm naa ne parce que y a une semaine xaw ma 2 semaines man ak moom ak moo gën wax nañ téléphone d'accord ñun ñett appel 3 donc gëm naa ne ñoom aussi ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm d'accord Babs diaspora dafa bari problème moo tax ñëpp la amal problème bi may mujj bi ci mujj mooy yow ak Tange Tandian ndax jamono ji ba sax nee nañ lu récent la yow ak Tange Tandian neexoonte woo leen dara Babs yow lépp moo tax nga bari man loolu laay njëkk a laaj déjà yow ñëpp nga amal problème. mais tey naa loolu man dama am benn affaire bi ma bëgg a leeral. ci sa question boobu. parce que xam nga question moom dafa xaw a doy waar. d'après nu ngi koy waxee man yow xam nga ma. fréquenté nañ. est-ce que man bari naa problème. non dañuy waxtaan mais moom la Sénégalais wax. non man dama fi toogal Sénégalais. en fait man toogalu ma pour sama. mais yow fréquenté nga ma. waaw même su nekkee ne sa benn jour la. est-ce que gis nga ci man. mais li may dund ak yow mën na keneen ki bañ ko dund ak yow keneen bañ ko dund ak yow. ok ba tey. waaw Tange nga wax. Tange. ma répondre. waaw Tange man ak moom amuñu benn problème xam nga lan mooy problème. ngeen jotee si tali bi dóorante wala mooy loolu Tange amuñu problème Tange sama nit la sama waay la sama xarit la. yow ak Tange. yéen a ngi dégg. mais. sa nit la sa xarit la yéen a ngi déggante. non gëj nañu déggante. gëj ngeen déggante est-ce que ku nekk sa nit ak sa xarit war ngeen toog bañ a déggante tey man ak yow ma ne ay xarit lañ sama nit nga ñu toog 1 mois 2 mois du ñu déggante. xam nga dama gis mu def benn sortie su ma jumul fii la ko defee. donc d'après mu am nu ma waxee. man aussi su ma jumul après def naa. beneen sortie am nu ma waxee. te dama jàpp ne même su fekkee ne man dama juum. d'après dama juum suñu ànd. moom moo njëkk a def sortie avant man may def sortie. d'accord moom waroon na ma mun a woo. wala mu xool nu muy doxalee ak man kilifa la parce que moo xam ne moo ñu jiitu si milieu bi. waroon na mun a doxalee beneen doxalin boo xam ne du noonu. waroon na mun a Babs mi de peut-être xale la. wala xelam moo koy naa xool nu may waxtaan ak moom. wala mu yónni si ay nit sax ñu waa ak moom. mais Tange kon moom sortie bi mu sorti dafa gën a yokk seen diggante seen incompréhension yi ngeen amoon je dirais pas problème mais incompréhension peut-être am na mais sortie bi mu sorti dafa mel ni dafa gën a yokk incompréhension. xam nga lan man bu. parce que bi mu defee sortie ñëpp dañ ne Babs diaspora lay waxal. waaw mais man jàpp ma ne carrément que man ak Tange am nañ problème xam nga talu balaa mu doon neex te voilà pour mu gën a sori ci def kii boobu sax débat boobu Tange mu toog ma toog mais comme ginnaawam franchement mënuma ci mënoo ci wax yow ak Tange kan moo yóbbu sa morom ci Mo Gates mais loolu wax nañ ci mu ngi ci internet bëgguma ci suñ ci delluwaatee day niroo leneen. waaw mais man da nga ne mu ngi ci internet man maa la laaj man pour samay ci internet si samay internet c'est pas moi qui intéresse c'est les internautes yu Seneweb yuy seetaan Zeyna di suivre émission bi ñoom ñoo bëgg a xam loolu. Tange man maa ko yóbbu ci moom. yaa ko yóbbu ci moom mais loolu du dara. loolu mu ngi mel ni exemple tey. relation fu ne lay jaaree. mais loolu Tange nee naa la mun naa ko présenter moo gën mais mun naa am affinité boo xam ne après moo gën man moo gën. donc loolu arrive. mais Tange personnellement wax dëgg fa la mënuma ko waxal lu ñaaw. parce que gisuma ko ci moom. wonuma ko aussi donc peut-être am na moom ay raisons lan moo tax mu ne. peut-être mu def sortie boobu wax ci man. mais su toogoon ak. parce que actuellement mi moom mooy gérer communication Mo Gates. personnellement wóoruma. waaw loolu wóoru la wóoruma. mais moom wax na ko fii mu toog. moo ko gérer waaw kon nag loolu xayru loolu kay sant la. d'accord waaw. est-ce que ñu ngi xaar seen diggante yéen ñaar. xam nga Zeyna dama lay benn affaire. ngeen réagir comme des grands dama lay leer benn point. Mo Gates balaa kenn du ko gëm man maa ko gëm. avant Covid bi daaw avant Covid bi. bu ñu tollee ci digg Covid bi autant pour moi yow yi waroon ngaa jël Mo Gates. premier live man mi maa ko def. et c'est grâce à Instagram. live boobu. bu ñu ko waree def ba 30 minutes avant lan moo xew
il y a beaucoup de choses yu xew. il y a beaucoup de choses. Seneweb dañoo bañoon am nañu jógee ci ginnaaw naan moo gën duñ ko jël fii. direct. ci Instagram Seneweb. carrément. yow nga am lu la métti. ñeneen ñu nekkoon ci biir kër am leen métti. xamuñ exactement lan moo. man maa yëkkati suma téléphone. woo Salam. bu ma waxtaanee ak Salam dafa ne carrément que moom sax gisul ran moo tax raison yi que waruñ mën a jël moo gën direct. parce que nit kese la. finalement live bi si sa page lañ ko defee après finalement ñu daal di koy dugal ci seen YouTube Seneweb. kon man moo gën man maa ko njëkk a forcé pour mu ñëw liggéey ak Seneweb ak organe mu mënta nekk. comprendre donc defal nañ ko en fait defal nañ ko lu ñu war a def. lu ñu ko war a jàppale moom aussi jàppale nañu ñun mais ñun xëccoowuñ pour l'instant pour liggéey ak moo gën. xëccoowuñ pour liggéey ak keneen. kon yow da nga bëgg a wax ni Tange dafay xëccoo pour liggéey moo gën. non Tange su ko moo gën soxlawee. peut-être dafa gis ci moom compétence yoo xam ne soxla na ko mu dem woo ko pour ñu liggéey. d'accord. d'après man bu ma defee seen relation bu pare. donc loolu dara nekku ci. d'accord waaw. d'accord jamono yi mën nañ xaar comme ni nga ko waxee léegi. yow ak Tange ngeen agir comme des grands. parce que man ci li ma jotoon xam mooy yow ak Tange relation yu nice ngeen amoon yu extraordinaire. est-ce que jotul tey ku nekk jël sa téléphone nga woo sa morom ngeen daje ci benn café wala resto ngeen toog ngeen waxtaan. vos incompréhensions mu dañ. c'est possible. loolu boo leen ko def man ngeen di woo. mais loolu. mais Tange sama frère loolu nag laa bëgg nag. vraiment su ma sañoon. ngeen toog ngeen waxtaan vos incompréhensions ngeen dindi ko parce que luñ naan xuloo amul. ñàkk waxtaan moo am. absolument. Tange c'est mon frère suñu frère la suñu xarit la suñu lépp la. d'accord bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw wax ci un peu actualité li xew jamono ji ci réew mi. actualité bari na bi ci mujjee yees sax mooy coowal la presse en ligne ak Wally Ballago Seck. mu mel ni Wally événement bi passé Esplanade Grand Théâtre dafa refuser la presse en ligne ñu ñëw couvrir événement bi. tey presse en ligne bi meroon ba futtu ba ku ci nekk génn ci wax ci ay wax. jëlee ko ci ay kaddu yow personnellement ki nekk ci presse en ligne ak relation bi nga amat Wally Seck nan nga ko gisee woon. bon avant tout. loolu bon bu mu amee yaakaar naa ne ñun suñu groupe yow yaa ko jiite. jotoon nañ ci def si ay waxtaan suñu biir. bon récemment aussi bu papam gaañoo. ñun defoon nañ suñu délégation presse yëpp. presse en ligne bi ñëpp ñu dem jaale ci ko. lu ñu doon mbébét ci loolu pour exemple comme ñoom suñu nekkee ci naqat. ñun dañ leen war a fekk ci. comme ñoom suñu nekk ci bànneex. dañ leen war a fekk ci. donc après ça def na événement muy le 12 passé nee nañ presse en ligne bi duñ ñëw. mais man li ma waxoon ci suñu groupe loolu lay dellu. bu mu tax ñu mere Wally. bu mu tax ñu mere exemple su ko Sidi Diop defoon. wala su ko Pape Diouf defoon wala su ko Youssou Ndour defoon. parce que lu tax ñoom ñoo yor seen événement. dépensé ji. ay millions. donc raison bu tax ñu ne duñ invité benn organe de presse. ñii télévision nii site d'internet. ñii seen YouTube ñoom xam nañ raison bi. léegi nag ñu lan la ñu war a def pour exemple su événement bi passé. ñu def benn meeting benn réunion tase maanaam muy son ménagère. wala benn supérieur bu nekk ci wala exemple. Njoogu Mbay wala Wally ci boppam. bon dañoo gisoon exemple le 12 da nga defoon événement lu tax. invité wu maanaam mu joxe explication. merci beaucoup te su boobaa dinañ joxe explication. donc man comme xamagu exactement lan moo tax mu def loolu. au fond parce que bëggoon nañu ko def mais agressivement coow bu ñu nekk nii. amuñu jot pour rencontrer ak Wally wala son staff. pour mun a débattre ci loolu. mais gëm naa ne am na raison bu tax mu deful ko te gëm naa suñu toogee. ñun dinañ mën a trouver terrain solution loo xam ne. terrain d'entente loo xam ne beneen événement dinañ ko couvrir. même su fekkoon ne sa exemple dafa ne presse bi yëpp soxla moo leen. mais soxla naa beneen 20 ou 10 organes. yéen su ngeen jëlee jox ko ñeneen organes yi. loolu c'est possible. kon da nga jàpp ni maanaam problème amu ci mais manque de communication moo ci am. manque de communication moo ci am. parce que tey exemple yow soo ñëwee invité ma xam nga lu tax raison lu tax nga ne da nga may invité. soo may invité wul aussi am na fi nga ko teg. donc loolu la Wally aussi su fekkente ne dafa ne soxla moo benn organe de presse. suma événement parce que Wally début bi au fin. ñun ak ñoom ñoo doon liggéey donc ñun fekk nañ ko Zénith fekk nañ ko Paris fekk nañ ko Amérique fekk nañ ko Londres donc bii nii le Sénégal la xewee donc lu tax invité wul ñu am na lu tax donc dañuy xaar su amee exactement
ñu waxtaan ci mu mel ni sax coowal ji nga xam ne moo ci tukkee ci événement boobu dañ ko jiiñ la presse en ligne parce que ñu ci bari nee nañ presse en ligne bi ñoo mer acharnement am jëmale ko ci Wally Seck ak njabootam gi. ndax nee nañ vidéo boobu c'est la presse en ligne ñoo ko boosté ba coow li nga xam ne moo ci am ci. bon xam nga tey. fu mu toll nii jiiñ nañ ko presse en ligne. non loolu moom du ma nangu ñu koy gis presse parce que ndax loolu xam nga presse bi nekku doon quoi qu'on se dit donc peut-être vidéo bi dafa fuité gars yi jël ko exposé. mais est-ce que amul tamit ci presse bi ñoo xamante ni paas nañ dem juste rek pour jël faay ci événement bi. amaana mun na nekk parce que Sénégal adduna bi moom dafa jaxasoo. mais jiñ ko jiñ presse en ligne pour yow lan moo waral loolu. non peut-être am na ñoo xam ne aussi bu Wally waxee ne. soxma presse bi peut-être seen wax gën na. ba ñoom ñu jot ci. amaana xam naa j'espère bien loolu la. mais quoi qu'on se dit pour man waru tax règlement de compte am ci. waru tax benn affaire am ci nañu fexe toog waxtaan. trouver solution parce que quoi qu'on se dit Wally ñun dañoo soxla continuer. Wally aussi dafa soxla presse bi. kon donc ñun ñoo bokk teen. foog ñu laxasandoo jóg. ñu laxasoo ay goj dégg naa olof coowal Amady Badiane ak Amethou ak li ci jote xew yëpp ba fu mu toll nii àtte nañ leen bay xaal délibéré bi le 6 juillet bi di ñëw actuellement ñu ngi seen cellule ñu ci bari sax ñaawlu tey yëf yi fi mu yegg ñeneen ñi tamit sax ba ci staff Wally ku ci mel ni Youssou moom it def na ci sorti ñaawlu artistes yi lu tax génnuñu soutenir Amethou ak Amady Badiane ban jàngat nga ci am Babs Diaspora. man personnellement du ma métti la. comme nu mu la méttee. j'espère que mu méttee jullit ñëpp en fait. parce que li ma mën a wax mooy que Amady man dama koo fréquenté xam ko. muy Baye Fall ku jullite dama ko fréquenté en fait su ma jabar sama ko dem takkali waxtu jullit du ko raw. Amethou aussi mun naa ne moo ko Amady sax dañ may xëccoo. ñoom ñaar ñëpp donc lii erreur la te kenn ku nekk ci lu ngay liggéey. jàppal ne da nga ci dem jumte di nga am mistake bu nga xam ne da la dal benn jour bi. donc nañu jàpp ne jumte la franchement parler man xaaru moom sax mu yegg fi. bu ñu leen arrêté sax man fekkuma Dakar. mais daf maa surpris ma ne mais lii nit yaa ngi def lu gën a garaaw. chaque jour que jëfee. nit yaa ngi def lu gën a garaaw député yaa ngi doorante ak kii assemblée. ak yeneen ak yeneen. waxuñ ci loolu que Amady Badiane ak kii mais erreur la. donc man personnellement. pour man nañ leen comprendre que erreur la. su fekkee ne sax dañ leen woon avertir leen. première fois avertissement. merci beaucoup. kon da nga jàpp ni précipitation dafa am ci dossier bi. bon franchement comme affaire yoon moom dafa xaw a sew. da ngay bañ ñu fekk si la fii non ñun ñëpp nañu kaalimu bi ci section de recherche yoon dafa xaw a sew. mais lu ñu mën a wax bu wax mooy pour man. dañ leen waroon avertir su fekkee ne dañ leen war avertir. dañ leen avertir ba pare ne leen prochaine fois. mais est-ce que le moment bi ñu ko defee c'est un moment bon parce que dañu fekk ci moment boo xamante ni sénégalais yu bari dañu mer ba futu ci wàllum borom ñaari tur yi mu nekkoon d'actualité. est-ce que nekkul tamit ci période bi mu amee la loolu moo indi loolu. franchement parler. Sénégal moom. gis nañ suñu njiité réew wax ko. gis nañ yeneen kilifa wax ko. Wally Seck sax invité nañ ko TV5. nee leen moom fréquenté wul góor jigéen xamul góor jigéen. te c'est interdit dans notre pays. c'est interdit dans notre exactement. président aussi gis nañ ne récemment def na benn vidéo. ne carrément wàllu góor jigéen ñun duñ ko daganal fii. kon pour man franchement wàllu góor jigéen moom du débat boo xam ne. est-ce que doo sax yenn yi ñoo koy may actualité. parce que lii ñu ngi leen di may promotion. maanaam ñun ñoo leen di defal promotion. exactement. parce que tey su fekkee ne Amady lu mu def. ak Amethou dañ leen ignoré woon kenn du ko débattre mais actuellement ñu ngi may promotion kii les homos ñu ngi leen di may. ñu ngi leen di may promo. donc erreur la wax loo xam ne def nañ ko. man boobu su ma amee kàddu bu may wax mooy que nañ leen comprendre que ñu jéggal leen bu beneen yoon. su fekkee ne sax lu ñuy bamtu la mais bamtuwuñ première la loo xam ne dañ koo def erreur la. bu ñu ko répété après ñu door a mën a jël ay. su dee lu ñuy sanctionné ñu sanctionné. d'accord am na solo mu mel ni kàddu yooyu la Babs Diaspora yëkkati ci coow li nga xam ne moo am diggante Amethou ak Amady Badiane ak sax coowal presse en ligne ak kii di Wally Ballago Seck ci événement bi bu ñu jógee ci loolu dañuy tënkee ci benn point. muy Babs Diaspora mooy manager Soxu Bébé récemment gis nañ def mariage takk nañ ko coow li nekkul ana ki ko takk te yow lay xaar nga wax ma kan mooy borom këru Soxu Bébé. dinaa la indil soxna nga mu répondre. yow mi yaa ma koy répondre. non bàyyi ma indi la soxna rek soxna moom xam nga ne mën na tontu invité nga ko fi du benn yoon. naa la indil soxna mu tontu la mu neex. nee nañ yaa ko may de. nee nañ yaa ko may de. maa ko may yaa ko may waa ji. waaw soxna kilifaam la. papa man la ko dégg. daf koy maye.
jigéen la war na tollu sëy donc dañ koy may parce que teel a dugg ci sëy moo gën surtout en tant que artiste en tant que artiste te loolu la Sénégalais yëpp kontaan en fait franchement te ku ko tàkk aussi ku baax la ku yaru la ku jullite la nañ xaritu Macky Sall de ku ko tàkk waaw non ku ko tàkk xam nga sama Macky Sall bàyyi leen tooñ non soxna moom bàyyi moom xam naa ne mun na tontu. waaw mun na répondre mun na wax dinaa la ko indil fii ngeen. fii la ñëw di ko ree lu mu war a tontu ree ko. mais tenue bi nga xam ne sol na ko ci événement waale bi mu nekk tenue polémique ah avec veste bu rouge am boobu sénégalais yëpp nag daal di koy dugalaat di wax soxu ba xam yëgul tàngaay bi Babs noo war a mën a seetaanee soxu sol tenue boobu. l'essentiel que dinaa la indil soxna. mu tontu waaw mais yaay manager am mais li ma mën a wax mooy. yaay manager am foofu mën nga ma ci tontu parce que fait vie privée li ma mën a wax ci point boobu mooy soxna. yow yaay manager am yaay gérer image am maa ngi ñëw li ma mën a wax loolu. soxna tenue bu cher la sol. tenue bu cher la sol. boo xam ne ngeen baal ma ci publicité ba bii bis collection moo ko solal. ñaata la jar. ça coûte presque 700 et quelques mille. 700 et quelques mille la jëndee yëre boobu. waaw donc loolu du loo xam ne peut-être nit yi xam nga Sénégal moom dafa doy waar. dafa doy waar trop peut-être nit yi ñoo ko gisee leen mais yëre bi moom wax dëgg fa la gisuma ci loo xam ne mooy loolu. mais soxna moom mooy gën a placé pour ñu répondre la. est-ce que tey en tant que manager am di gérer image am jotul tamit saa yi soxla di def sortie ngeen fexe génne ay vidéo wala photo yoo xamante ni ci moom les Sénégalais vont apprécier parce que tey quoi qu'on puisse dire ki nga xam ne moom mooy manager un artiste dafa war a aussi gérer image artiste bi. xam nga soxna. parce que vidéo boobu vidéo bu gàtt la. nit ñi xamuñu gisuñu sax yëre bi ba mu jeex. xam nga ci génération soxna. ci génération. bokk na artistes yi gën a tudd. d'accord. n'est-ce pas te ci diiram aussi lu mu def kenn mësu koo dëgg ci benn détail boo xam dañ ko ci yàpp en fait comprendre ci habillement ci comportement ci lépp donc lii peut-être lu mu sol loo xam ne la xam nga tey man mun naa habillé loo xam ne tey bi ma habillé yow mun na la bañ a neex wala mu bañ ma jàpp en fait. merci beaucoup yow tamit lu nga habillé mun na ma bañ a neex wala man ak seenaal yi jàpp la solal leneen donc kenn ku nekk ak sa gis-gis donc internet nag lu fa xas a dugg moom yow xam nga ci la ngay liggéey ci pour yow appréciation dafa mu ngi noonu ñoo ko solo robe 700000 robe bi ëpp yëre bi ëpp ko veste bi ëpp ko épaule yi génn tànk yi gudd. yow da ngaa gis rek da ko ëpp. man gis naa ko kay. mu ngi noonu Babs donc xam naa dañuy jeexalee ak actualité bi nga xam ni xew na tey jiilee ndax jamono yi ñu ngi dégg coow bu am diggante Abdoulaye Diop Khass ak kii di Ndoye Bane mu mel ni sax boobu ba léegi coow li muy bari bari yëpp mosuñoo dégg Soumboulou sa xarit génn ci def ci sortie waaye tey jii nag dafa mel ni moom dafa wane sës gi mu sës ci tuuma wala tey ñaawtee fi ñuy teg ci ndodd borom këram di Serigne Abdoulaye Diop Khass ba mu def ci sortie ban jàngat nga am ci sortie bi. franchement parler pour du vrai. loolu yaa ma ko souligné. Soumboulou suma xarit la. jëkkëram. Serigne Abdoulaye Diop Khass bu may yëg rek Abdoulaye Diop Khass bu may yëg rek ci kii bi. ci seen kii bi xarit la may woo. Ndoye Bane moom sama lépp la aussi. maîtriser wu ma. xaw ma sax exactement ndax am nañ problème. franchement parler en tant que ku nekk ci presse en ligne. nga ne xamoo lan mooy problème parce que xam nga loolu. yëguma ko xam nga man du mu information yëpp laa mën a jox. am na yoo xam ne foog ma rëcc la. léegi démb Ndoye Bane dafa daal di def xalaas ci sëñ Abdoulaye Diop Khass ndaw soos tudd Fambaye ci faj bi mu ko doon faj. ba moom sax mu génne ay audio yoo xamante ni ndaw si day wax ni wérul benn yoon gisul tan te ñi nga xam dañ doon dañ koy dimbali gisuñu ko coow loolu moo judd démb. mooy femme bu. Fambaye waaw te Wally Ballago Seck jëloon ko en charge. man li may conseil femme boobu. amul lu may conseil sëñ Khass ak Soumboulou ak Ndoye Bane mais su ma amee lu may conseil femme bi. mooy na moytu réseaux sociaux. merci parce que xaw ma ko xaw ma mais su ma amee lu ma koy conseil en tant que koo xam ne maa ngi ci milieu bi mooy dafa feebar na xool nu muy fajoo te mu moytu exactement moytu réseaux sociaux parce que moom defaat na sax beneen audio di jéggalu Serigne Abdoulaye Diop Khass ci kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci te vrai ça tue donc lu su ma amee lu ma koy conseil en tant que frère mooy na moytu réseaux sociaux d'accord waaw débat boobu mënu ci sori parce que maîtriser wu ma ko donc bëgg damay bañ a def erreur quoi. yow li xew ci réew bi yëpp ko maîtriser nga naan maîtriser wu ko yow fii nga may fekk mu ngi noonu mbokki internautes yi tey Babs Diaspora moom laa dalaloon fii tey ngir ñu waxtaanee point yu bari en tant que ku yëngatu ci presse en ligne. yow moom sama xarit nga. merci beaucoup sama lépp nga. donc di gërëm nag waa Sokone suñu. waa Sokone. waaw suñu fief quoi. ku nekk am na fief. di gërëm waa Sokone di gërëm sama yaay. di gërëm nag aussi Kiné Gueye.
depuis Chicago. waaw donc mu ngi noonu xam naa interview bi neexoon na donc Babs ma lay remercier ci sa déplacement fii ci Seneweb di remercier équipe technique bi Sanu moo nekkoon ci cadrage bi Omzito moo nekkoon ci réalisation bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox rendez-vous très bientôt ak beneen daanaan fii ci Seneweb TV seneweb.com jaajëf.